asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateurs yu Wassare Group ñoo ngi leen di nuyu ku ne ci yéen turam ak santam di leen ziar bu baax a baax di leen naan gis nañ li ngeen di ñuy topp ci réseaux sociaux yi gis nañ tamit ni ngeen ñuy toppee ci li nga xamante ni moom nañu indi bees ñu tuddee ko acturim.com muy maanaam lépp luy actualité fii ci Mauritanie da nga koy mën a am ci bile site moo xam ci wàllu mode moo xam ci wàllu culture moo xam ci wàllu sport ba lépp loo xamante ni divertissement la di ngeen ko mën a am ba ci politique bi sax dañ ci yëngu ñun waa acturim ñu bokk ci groupe bi nga xamante ni moom mooy Wassare nekk fépp ci àdduna bi. comme ni ñu ko tàmm di defee dellu si waat nañ ci bile émission ñu tuddee ko luy tendance bi boo ko déggee mooy maanaam dañuy dem xool ànd ak suñu ay nit ànd ak suñuy caméraman dugg ci ruq yeeg ruq-ruqaat yi xool li nga xamante ni mooy lu baax li nga xamante ni waa Mauritanie ñu ngi koy def amaana sax duñu ay doomu Mauritanie waaye ñoo nañ fi di fi liggéey ñoon tamit c'est très normal ñuy dem di leen seet si à chaque fois ñuy xool li ñu indi. tey nag ci numéro bu bees bi di luy tendance dañ dem seeti Baye Fashion mi ngi ne ci cité plage boo demee cité plage di nga ko fa fekk sorewul Nouakchott aluminium yaakaar naa noonu lañ koy waxee dañ ko seeti tey mu fas yéene ñu indil lépp loo xamante ni tendance la lépp loo xamante ni tamit mode la lépp loo xamante ni dafay jëmale maanaam taar jigéen wala góor mag ak ndaw kanam loolu tamit dañ ci war a bàyyi xel moom lañ seeti tey ci numéro bu bees bi nga xamante ni moom mooy luy tendance bi mu wàññu lan mooy tendance bi. asalaamaaleykum waa Wassare TV ñu ngi leen di ziara ci Ramadan bi di leen remercier ci seen déplacement di jaajëfal ñëpp aussi ñi ñuy suivre ci internet bi ci partout sur YouTube et tout donc ñu ngi leen di jaajëfal beneen yoon. atelier bi nag moo ngi tudd Baye Fashion Couture bon le nom Baye Fashion Couture ça nous revient ci suñu cheikh ci suñu sëriñ muy Baye Niass bon. dañuy liggéey comme dañuy liggéey ci mode et cetera et tout ñu boole ko def ko Baye Fashion Couture pour seulement vous présenter ci suñuy modèle présenter leen suñu liggéey wan leen suñu domaine ci li ñuy def lépp donc dinañ leen wan suñuy modèle wax leen ci cadre bi ñuy liggéey ak nan lañ koy liggéeyee. Baye Fashion Couture c'est une équipe qui daw bi nga xamante ni lépp pour satisfaire suñuy clientèle ci la ñuy daw suba ngoon guddi bëccëg. donc dañuy ñëw yëre góor yëre jigéen tout ce qui est lié à la mode rek ñun dañ koy liggéey donc xam naa d'ici peu dinañ leen présenter suñuy modèles yi encore une fois maa ngi remercier waa Wassare TV comme gars yi ñu ngi leen di suivre partout instant bi nii ñu ngi leen di jaajëfal beneen yoon. dinañ leen wan li nga xamante ni instant bi jigéen ñi moom lañ gën a bëgg muy brodé Autriche am na ñu koy wax marigué Getzner dañ ciy def jour finition galon bon Getzner Magnum Gold Veba lépp rek lu nit indi rek li nga xamante ni góom la dañ ko koy defaral ba mu nice mais comme tendance dafay am chaque année ak li nga xamante ni moom moo ci bees muy Getzner Magnum Gold yi marigué Autriche yi lépp loo xamante ni rek dafay ressembler ak brodé ren dañ ciy liggéey lu bëri surtout voile yi aussi voile yi nga xam ne dañ ciy def galon dañ ciy liggéey bu baax a baax dañuy liggéey ci lépp nag donc ñun suñu liggéey amul limite. su fekkee ci góor yi la d'habitude dañ doon gis góor ñi dañu doon sol ay bassin dañ doon sol ay Getzner mais on a tendance de ñi ngi gis ne jamono bi ñu toll góor ñi dañoo gën a bëgg ay veste africain ay grand boubou yu gàtt bon veste africain yi comme fil à fil toyibo lin et cetera beaucoup de façon de qualité tissu yi nga xamante ne ñun dañ koy liggéey ñu ngi ñaan yàlla aussi muy gën a jëm kanam di ñaan yàlla client bu ñuy mënti ñëwal ñu satisfaire la ak ku ñuy mënti liggéeyal ñu defal la li nga bëgg bégal la bu baax a baax defal leen ay robe taille maam ay robe taille princesse ay taille basse ay taille maam yu gàtt lépp li nga xamante ni rek lu leen di neex la loolu la ñuy dox. donc ñu ngi leen di représenter waat suñu tur suñu jëm bu xeebu bii nii muy Baye Fashion Couture. Baye Fashion Couture aussi c'est une équipe jeune et dynamique mode bi ci Mauritanie nag bon moo ngi avancé petit à petit mais des na bu baax a baax ñun aussi ñu ñëw dinañ ci def suñu touche pour xamal xale jigéen ñi ne leen lu nekk dafa am lu ñu ko war a solee lu nekk dafa am lu ñu ko war a booleel. aussi ñi bàyyi di gis modèle bi di la wax ne ñawal ma modèle bi di changer modèle bi parce que modèle dañ koy respecter nga teg ko ci code
comme da nga télécharger une photo boo ñëwee rek respecter li nga télécharger mais bul ci changer dara te aussi dañuy bëgg ñun chaque fois ñuy créer suñu bopp tamit suñu liggéey parce que li ñuy def mën nañ ko te bëgg nañ ko te képp ku gi nga xam te da ngay liggéey ci mbir nga bëgg ko da nga koy def bu baax a baax a baax donc modèle yu sax ça ñu pose problème dañuy bëgg di créer di defal suñu clients yi loo xamante ni mësuñu ko sol di leen defal lu rafet mode bi nag su tolloo fii dañuy wax ne tailleur yi am nañ ci part de responsabilité bu baax mais comme fii république islamique la dañuy di accepter ñoom tamit ci seen ay bëgg-bëgg lan lañ soxla pour solee ko yére parce que da nga ciy gis xale bu jigéen bu loo xam ne da lay wax ne la bëgguma benn mbagg bi feeñ bëgguma benn nii feeñ bëgguma sama genou feeñ affaire yoonu te yére bi ngay indi bi nga ne nii nga bëgg ñu ñawalee la ko yére bu nekk dafa am milieu bu mu war a jëm tenue de mariage soirée de gala dîner de gala ak leneen yére anniversaire sax dafa am donc mooy loolu te aussi di wax ne nañ ñuy bàyyi di ñu imposer loo xamante ne ñun du ñu yokk dara lépp lu ñuy def rek ñun tailleur bi xam nañ ko dinañ ko def ci yoon te dinañ ci seet yàlla aussi def ko ni mu gën a rafetee ak ni mu gën a jaaduwee mode bi nag des na bu baax a baax mais comme mu ngi dox ndànk-ndànk tamit dina daw bu dawee dina naaw bu boobaa nga gis fii am ay défilé de mode am ay rendez-vous yoo xamante ne c'est des rendez-vous yu am solo ci mode bi pourquoi pas Nouakchott Fashion Week Nouakchott mode et cetera parce que gis nañ partout en Afrique mode bi mu ngi évoluer bu baax donc je dis que loolu si jeune Nouakchott yi dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax ñu góorgóorlu ci ñëpp ñi nga xam ne dañuy liggéey ci mode ñu taxaw ci buñ dugg si sax rek ci mode parce que dañ ciy dugg dañuy gis tailleur yi encaissé xaalis non y a des difficultés plein de difficultés ci métier bi moo ci nekk mais nit li ngay def da nga koy bëgg avant tout nga jànkonteel ci loo ci mën a jànkonteel nga gérer ko parce que yow yaa ko bëgg donc ku dugg si mode rek na nekk li ci war a jiitu mooy nga bëgg mode xam tendance xam tenue d'été xam couleur d'été xam lépp li nga xamante ni rek dafay dox ci wàllu mode nga teg ko ci yoon donc ñi ngi ciy góorgóorlu peut-être jeunes yi dinañ gën a taxaw pour góorgóorlu ci muy femmes yi ak dames yi ak ñi nga xamante ni jeunes filles yi dinañ ci taxaw bu baax a baax ñu am ay mannequin am ay ñi ñuy solal suñu yére parce que fii doo gis porteur te loolu dafa war a am nga ñëw sa yére pare nga woo porteur tew ci benn milieu mu fotol la ko defal la ko lu rafet ku ko gis dafay attirer client te loolu mooy liggéey dafa am yoon donc dinañ ci góorgóorlu bu baax a baax di ñaan yàlla mode bi avancé parce que bu avancé rek loolu mooy ñun suñu yokkute ñun ñi liggéey ci milieu bi loolu mooy avancé tamit dëkk parce que fu mode di am rek da ngay gis dëkk boobu noonu dafay gën a naat parce que lépp dina dox aéroport bi dina dox commerce bi dina dox leneen tourisme bi aussi dina dox donc loolu lu am solo la dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax. waaw ñu ngi sant di gërëm waa Arturim Wassare TV di leen remercier bu baax a baax ci seen déplacement dérangement ñu leen di jaajëfal bu baax a baax parce que aussi gis nañ ci yéen bëgg mooy li ma doon wax sànq bëgg li ngay def taxawu nit ku defal ko interview je pense que c'est une première fois à Nouakchott donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen encourager di leen wax ne aussi liggéey bi yombul comme ñun suñu liggéey bi ni mu mel di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla li ngeen di liggéey yàlla na ko yàlla barkeel bu baax a baax arturim.com ñu koy dégg partout di ko suivre partout Baye Fashion Couture mu ngi nekk cité plage avant épicerie jaune Baye Fashion Couture numéro bi c'est le 48 66 03 36 on est suivi sur Twitter Facebook WhatsApp Instagram et sur Snapchat mënuma jeexal nag te gënuma dolli sant yàlla bu baax a baax ndax yombul tey nga am loo xamante ni da nga ko mën muy métier te loolu li ko def ci yow rek mooy ñi la jur ñu say waajur maa ngi gërëm bu baax a baax sama yaay di ñaanal sama papa fu mu tëdd yàlla na ko yàlla xare àjjana di ñaanal aussi samay collègues de travail duñ samay tailleur tamit di wax ne li may wax ça me touche droit au cœur dafa ma laal di leen wax ne ñoom mention spéciale vraiment wallahi on n'est pas mooy loolu quoi on est juste une famille
parce que ñoom ni ngi may taxaw bu baax a baax di ma jàppale Malick Ibrahima moom ma mag fuuf mais daf ma comprendre di ma jàppale bëggul dara lu ma metti comme j'ai l'habitude de le dire Malick dama koy takkine chaque fois sonal ko bu baax a baax donc ñoom maa ngi leen di ñaanal laa leen mën a def maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax li ñu tax a jóge Sénégal yàlla nañ am lu ko ëpp fii ci Nouakchott yàlla nañ ko fi gis lu ko ëpp ba bis bi ñuy dellu ñu dellu fi ak jàmm ak salaam fekk ci suñuy mbokk fekk ci suñuy famille suñuy xarit fekk ci ñëpp donc man maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax encore une fois di sant aussi sama sëriñ Maolana Cheikh Ibrahim Niass parce que Baye Fashion Couture bi wax naa leen tur bi foofu la jógee lépp lu ma am rek ak lépp lu ma xam rek ak lu ma mën donc Baye moo ma touché boobu leer parce que j'étais jeune maa ngi doon nekk ci yeneen yoo xam te ne neexul yàlla tey maa ngi ci sama liggéey te bëgg yonent salaa salaam mënu ma wax ba jeexal ci lu mel nii te du ma gërëm Maolana Cheikh Ibrahim di kontaan ci Maolana Cheikh Ibrahim bu baax a baax di ñaanal képp koo xam te ni rek Maolana Cheikh Ibrahim jaar nga ci moom wala bëgg nga ko ndax Baye ñun dañ ko war a bëgg dañ ko war a roy parce que Baye rek ça représentant Afrique la c'est représentant humanité africain la donc Baye dañ ko war a delloo njukkal ñun Afrique dañu war a delloo Baye njukkal c'est très normal loolu ñu koy rappeler gars yi bu baax a baax parce que fu nekk taxaw na fa pour représenter der bu ñuul fii Mauritanie xam nañ ci dara loolu dama koy wax chaque fois di santaat yàlla beneen bu baax a baax di jël ci yonent yàlla salaa salaam nga xamante ni suñ ko bëggee tey suñ ko gëmee suñ koy dund zaahiran wa baatinan rek Cheikh Ibrahima moo ñu ko def waa Wassare TV ak Turim.com jazakallahu xayran Soxna Faati sa doom